yaa booy waaw noo gisee liggéey bi. liggéey bi rafet na ji man sax. liggéey bi moom. ñaari si la set na. set na. set na trop. ñaanal ji man sa rek. ñu am client yu bari ci santaane la daal di dem si ji man sa ji man sa man lalam bi rafet na. amiin service na. te liggéey bi du yàgg rafet na trop. wax dëgg na yàlla kontaan naa si trop. loolu bi rafet jàmm waaye. amiin na trop. amiin kontaan ngeen. kontaan nañu ne wax dëgg na yàlla kontaan nañu. ah ñun tamit loolu lañ bëgg a de yaa booy ah. xool leen si biir. yaa moom yaa ngi nii précisé bu baa ngi ñëwee rafet na trop. waaw. waaw guys su ngeen liggéey jiiman sax ku lañ wax ne liggéey bi Gambia fii lañ ko def you won't believe it yeah so ñi ngi woon dëkk bi yëpp ne we are Gambians and we are proud to create designs that are unique and special. Yeah, so those of you who are thinking that we the Gambians are not talented, I think you have to change that mindset. Yeah, because this bed is created and designed by G Mansa, who is a Gambian and proud Gambian. So therefore, I am thanking my fellow furniture carpenters who are also trying to make so designs are created, that are unique and appreciated by all. Therefore, once again, I am happy to announce that this work is done by a Gambian. G Mansa, everybody knows that G Mansa create and others follow. Wow. Badingolo, ñimu do kuleti min yalon ko ado kuta bagasul min yalon ko bagasul bambanta bakele anda classic kala anda kamere fana ñim manke bagaste mi yalon ko ba jibela ayke benna dimasti o benna tenant no ñindo kuta bagasul min yalon ko they are very strong. Yeah, ni ñin laran o jibe ni koyo ko ñin laran ade data jenne do safa hani to ñalo ñin laran o data gambe banko kan jenne. Yeah, mo ko tan mari da nama ke jiman sa to mbade ngol alimbe ngabori jiman sa yaba